bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi al azim gannaaw bu ñu sante yàlla judd ci yonentaam ba nga xam ne mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg waa Yoof teewlu te déglu te seetaan xool ba xam li xew lan la dafa am xew-xew bu mag bu am ci Yoof xew-xew bi mooy lan mooy frigo bi Yoof moom la am ku ko bëgg a jël waa Yoof dajaloo na dañu ko nangu ñu am ndigalal imaam Mouhamadou Lamine am ndigalal Momadou Ndoye imaam am ndigali fene Yoof am ndigali jàmburi Yoof am ndigali magi Yoof ñu ak monsieur le maire ñoom ñëpp ñoo dajaloo tey si table ji nag bëgg leen jox information bu leer a leer ngeen xam ne Yoof Yoof la ñun ñoo ko moom ñoo ko mën a xeexal suñu bopp te defe naa kenn du jóge sa àll ba ñëw dinu néewal doole ñu du ko nangu kon ñu fas yéene jublu si waxtaan wi kon kàddu gi ñu ngi koy jox le colonel Mame Ousmane mi nga xam ne moo jiite fere Yoof boobu Mame Ousmane Mbengue bismillah yàlla dalal la jàmm. mbooloo mi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen sant ci uyu si bi xanaa di jéggalu rek oote bi waroon na gën a bari waroon nañu gën a faral di oo dëkk bi daye ñoom di leen informer ci li fi xew ak li ñuy dox bañ koy am rek si jaamur yeex mag ñi xam nañ faral di gisee ñoom war nañu gën di mën a woote dëkk bi yëpp surtout ñi nga xam ne bokkuñu ci kuréel yooyu pour ñoom ñëpp ñu xam lan moo xew ci dëkk bi ak lan lañ fiy dox donc loolu laa amoon di ubbee duma ci sori dangay bàyyi ñoom Mame Maodo dañu doon dox mbir mi dëgg ñu jox leen information bi yëpp ngeen dégg ko noonu li may ñaan rek mooy liñ fi wax ñu dégg ka sunu xel te bés bu ñu ootee lu sa jëm képp ko sa jot may nga fekke ko Ablaye wax na ko léegi alali Yoof la ju nar a sànku te mooy alal joo xam ne symbole la ci Yoof quand même parce que ñun ba ñuy julli iit si fi ñu naan frigo bi léegi booba xale yu tuuti lañu xam naa bari na fa ñu nekk fi ñoo xam ne boobu juddoowuñu bërëb bu mel noonu nag buñ toogee ba Yoof nar ko ñàkk day nekk càggante gu metti ci ñun ba tax am na solo boo xam ne buñ ootee lu si jëm rek bu yóbboo ñun ñëpp ñu jog te xam ne la ñuy xëccoo lu ñu ko ma Demba xëccool ko ma Sàmba Yoof la ñu koy xëccool alali Yoof la Yoof moom ñu fekk fi mag ñi fàgg woon ko ñun ñu war ko sàmm buñ demee bàyyi ko ñi fi des mu nekk alali Yoof toujours mu nekk lu am solo nag lii nag moo teew fi mu nekk nii mais bari na yu mel nii yoo xam ne Yoof daf ci war a jóg Yoof bu ci waree jóg nag buñ nee fra Yoof dox leen yëfi Yoof buñ delloo gannaaw ba oo Yoof na leen toll nañu fii bëgg nañu Woyof ñëw jàpp ci rek boobaa na ñëw jàpp ci natt bi benn rek la liñ leen di oo ndax njariñu Yoof la képp ku xool ne li ñuy oote njariñu Yoof la bu yóbba nga jóg ku xool ne ñiy oote li ñuy oote nag seen njariñu bopp dong la bu yóbba nga toog sa kër bañ a sonn natt bi daal yomb na mooy li ñuy woote ku nekk si yéen am na xel naka natt ba xam ndax lii njariñ Yoof la loolu moo am solo foofu laa ci yem nag jox kàddu gi ñu ci war a topp xam ngeen Ngañ mooy président mag ñi Papa Ili mooy président jàmbur yi ñoom la ñu àndal li liggéey bu ñu yebalee bu ñu demee ba ñëw na leen fañ demoon jëlee nañ fi lii ñoom ñu xelal ñu dooleel ñu nañu continuer leen loolu lañ nekk boobu ba léegi lenn ci jàmbur yi ñu ngi nii toog Seyno ngi nii jàmbur la maa ngi gis Pape Thiaw di ñëw léegi di dugg léegi ay jàmbur lañu bari nañu daal suñuy mag ñooy xam ne dañu ànd ak ñun di ñu dooleel
ndax loolu ñu di leen si gërëm di leen si sant wasalaam. jërëjëf colonel wax ji am na solo leer na lool waaye ñu fas yéene jox ki nga xamante ne mooy Mame Maodo Ndoye te maîtriser dossier bi lool fas yéene see wax ngeen taatan seeni nopp te xam ne ku ko déglu di nga déglu lu leer nañ kon Mame Maodo Ndoye. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi am mbégte ñu woo leen ngeen wuyu si ñu te lépp di pour njariñu Yoff comme ni ko ma colonel waxee léegi bugguñu oo Yoff di leen wax loo xamante ne li intérêt personnel da si feeñ wala problème subjectivité feeñ si ndax dañ bëgg lépp toujours mu nekk objectivement loo xam ne Yoff a ñu tax a jóg. bon li ñu tax a jóg tey mooy dañ toog ba jamono ñu ne ñu jullukaayu Yoff bii ñëpp xam mu nekk si ñu tudde ko frigo ñun ñëpp xale yi xam nañ ne dañ juddu fekk mu jullukaayu Yoff li tax ñu woote mooy dafa am ñu doon waxal ay kilifa si dëkk bi xamuñu sax nu terrain bi demee xamuñu sax nu exploitation boobu bu demee ñuy dégg rek ñenn ñi nañu Yoff kat ñoo jaay terrain bi Patrick ñenn ñi nañu Patrick kat moog waa Yoff ñoo koy exploité ñu ne nag il est nécessaire ñu oo waa Yoff expliquer leen li xew fa ñu commencé ba fi ñu toll tey ñu am nag ndigalu suñuy mag muy jàmbur Yoff ak magi Yoff ak autorité coutumière et religieuse Yoff yi commencé que par les deux imams yi kiy wax imam Mohamed Lamine ak imam Mamadou Ndoye bon ñii dossier bi demee mooy jullukaayu Yoff ñun ñëpp xam nañ ne dañ fekk ñu fay jullee it mais am na jamono Mamadou Diop bi mu nekkee maire moo amoon la possibilité pour am benn frigo bu mu a may waa Yoff jullukaay bi ñëpp xam nañ ne ça faisait de plus de 5000 mètres carrés mooy espace bi commencé woon en face kër Ablaye Ndoye pexe dem ba géej te ñëpp xam ne titre foncier bi mu ngi yemoon si kër Ablaye Ndoye pexe dem ba géej dem ba Layène donc la sa desoon normalement mu waroon nekk domaine public maritime loolu moo tere woon Yoff titre que ndax léegi titre foncier la donc yow du fa jullee it ba ñu fa jullee it ñu dem ba jamono jumaa ji pare Yoff ni nan la ñuy def foofu ñu ni Mamadou Diop daf ñu may frigo ndax mën nañ ko fa def ñoom digal ne nañ ko fa def mais nag li am solo mooy frigo bi 1000 mètres carrés la waroon occupé sur tout cet espace lépp nekk presque 5000 mètres carrés mais 1000 mètres carrés rek moo nekkoon frigo bi ne fa am ñu koy exploité ba am problème seen biir ñu rek état réglé ko toujours mu nekk pour la gestion du frigo mais mu mujj si loxoy Patrick ku ñuy wax Patrick mu mujj si loxoom mu ko exploité donc exploitation bi ne concernait que le frigo ba mu demee ba jamono xam nga Yoff boo fi ñëwee ak teraanga Yoff rek da ngay fexe am fi lu ëpp li nga yor mu dem état pour ut bail mais comme le bail commercial moom la yoroon muy bail exploitation frigo bi rek dem nañ ba jàppante si ak moom ba dem ci ak moom si yoon mais mu xam ne mënul am raison parce que këyit bi mu yor daf koy permettre rek mu exploiter frigo bi te 1000 mètres carrés la mu jéggi rek mu arrière rebondir nekk si suuf di doxi doxam ba ndekete am na bail boo xamante ne bii ça concerne tout le terrain muy jullukaay bi fi gaal ak raante gi nekk ak même kër yi fa newoon yoo xam ne yii mag ñi ñoo leen ko mayoon ñu doon gérer foofu un jour ña fa nekk ñu fekk leen ne leen garantaa dina fi jox ñun waa Fray Yoff ñu yëkk ñu ne nañ dem seeti le maire ba ñu gisee le maire waxtaan ak moom le maire nañu man dinaa ko gérer effectivement ñu bàyyi ko moom mu gérer ko mais waa ji dafa continuer am baayam am autorisation de lotir morcelé ko di ko jaay bañ ñu ko waxee nag ñun ñu yogaat ñu ne Yoff nag ñun duñu toll fi ñu toll tey gàcce la. waaw El Hadj Malick dafa xaw sonn ci dossier bi am ci lu ko naqari lool moo tax xolam fees
mais li mu wax noonu la demee waa ji jaar na ci suuf et malheureusement comme liy xew ci Yoff léegi amay waa Yoff yu koy jàppale parce que loolu mooy mbir mi ba mu amay këyit ba commencé di dem Descos woo leen Descos ñëw di dal ci kaw ñi fi nekk parce que Descos këyit lañ leen wan et monsieur le maire bañ ko waxee sa jamonoom la ñu juboo woon mooy dañu dem seeti ministre du budget waxtaan ak moom ñoom état bi nañu ut luñ jox waa ji mu dem bàyyi ñoo sunu yëf loolu lee mat ñaari at malheureusement loolu amul benn avancée ba lii am léegi waa ji nar a réellement sànq place bi léegi ñun ki ko joxoon baay muy directeur domaine kilifa ga nekk ci kawam directeur général impôts et domaine kilifa ga nekk ci kawam di ministre du budget ku ci nekk ci ñoom déposé nañu lettre xamal na ne collectivité Yoff du ñu nangu benn yoon frigo bi ab jàmbur di ko moom duñ ko nangu benn yoon te bañ ñu ci dara rek place boo xam ne cosaan la ci dëkk bi mag ñi daa fi daje ñu fiy jullee mag ñi di fa waxtaan di fa jël ay décision pour dëkk bi donc ñun mënuñoo nangu ab jàmbur di ko jël lettre yaa ngi nii ñoom ñëpp jox nañ leen ko mais dañu yaakaar ne boo bindee lettre rek toog da ngay xëy rek gis loo naqari wala ñu ne bu ñem ci loolu autorité yëgal nañ leen ko mais ñun Yoff nañu jóg nag parce que lu xaw a mel nii amoon na fi te Yoff jóg moo ko réglé woon fële ci APEXI côté bi féete géej jëm centre aéré lu mel ni amoon na fa ñaari titre foncier la woon Yoff moom dénkoon ko ay nit ñooñu dem jaay ko bañ leen waxee ñu ne lenn ci kilifa Yoff ñoo leen ko santé ba wax ba xóotee gis nañ ne xaalis ba sa génn ñoo ko séddoo ñooña bañ leen songee tribunal Yoff dañu leen yey waaw parce que titre foncier la woon bu Yoff moom dénk ko ay nit jox leen procuration ñooña jaay ko donc mu ne kon njaay mu jaar yoon bañ gisee loolu dañu oote sa place ba nit ñi daje fa Baye Liman Thiaw imam ratib keroog moo jiite mbir mi mag ñëpp ñëw xale yi ñëw ñëpp ñëw ba fa préfet yónnee Serigne Rane à l'époque dafa yàble ci moom ne ko fii feex maa ngi dund Jean du fi dëkk Paul du fi dëkk te boo bëggee am koo jàpp nga ñëw jàpp ma man loolu di woon taxawaay ba coow li tàkkee président ci boppam moo wax ay nitam waa jël nga xëccoo waa Yoff ut leen lu leen ko jox la muy xëccoo ñoom ngeen jox ko Yoff ñu dolli ko ci extension bi donc loolu amoon na fi ci cas bu gën a garaaw parce que cas boobu titre foncier la woon bu ñu jaay bii da nga lii maam waxtal léegi place boobu état bi amul droit joxe fi bàyyi domaine public maritime boo xoolee géej gi fa gannax bi gën a kawee di yem loolu yëpp domaine public maritime la
domaine public maritime mënee su kaa jaay mënee su kaa loué donc baay bi ñu jox waa ji jaarul yoon comme nag jaarul yoon duñu ko seetaan bu jaaroon yoon sax ci côté domaine public maritime jaarul yoon ci côté cosaan parce que bàyyi titre foncier il faut nit ñi génn seen bopp ne ay kaamil la du non bàyyi ak titre foncier da ngay fekk lu fi xewoon lu fi amoon loolu fi amoon loolu mooy dëgg bu ko bàyyi dëggalee mooy dëgg bu ko bàyyi dëggalul bàyyi bee newul ci yoon titre foncier noonu malheureusement nag sunu tribunaux yi ñaare bu àtte ñëwee rek dañaan kee moom bàyyi bi ma moom kee moom titre foncier moom te loolu du dëgg bàyyi ak titre foncier temps bu ñu ko àtte war nañu toppatoo lan moo ko jur lan moo jur bàyyi bi lan moo jur titre foncier bii la ko jur bu dul dëgg bàyyi bi titre foncier du nekk dëgg fii looloo fi am la ko jur mooy moomeel ak Yoof place boobu ngoon bàyyi mënu fa mën a am wala boog bu fay am bàyyi la nekk ci turu Yoof nga dolli si foofu di domaine public maritime état bi amul droit joxe ko donc gannaaw ba ñu jaaree fi ñu jaar saisir ñu war a saisir li si des mooy jóg taxaw nag jóg taxaw xamal ñi ilif réew mi ne lii ñor nañu te nag dama yaakaar ne ñun Yoof war nañu mën a taxaw di wax nag ci dëkk bi nag di revendiquer parce que élection bii passé ñi yor nguur gi léegi lan lañ gañee Yoof lan lañ gañee région département Dakar bu ngeen ko fàttale ko 3000 voix la ñu gañee département Dakar fu 3000 voix yi jógee commune Yoof 3000 voix la rawee ñi fi ne woon ñëpp 3000 yooyu mooy dellu ba moom la ñu rawee Dakar ngoon nag Yoof war nañ leen a fonk bu leen fonkul ngir seen cosaan ak seen tur ak seen passé ñu fonk leen ngir loolu pour ñu fonk ñu nag il faut que ñun ñu wane fulla ji mooy dëkk yi bari na ñu fi nekk di yàq nañu ràññee loolu ñun ñëpp nañu ràññee ñiy yàq ak ñiy defar ñooy yàq fu ñu leen fekk ñuy yàq nañu am fulli taxaw ñooy defar fu ñu leen fekk ñuy defar nañu am fulli taxaw jàppale leen loolu mooy wax bi delloo. waaw merci président waaw effectivement comme ni ko président waxee li ñu war tey mooy ñu leeralal leen démarche bi ñuy dox parce que bu fekkente ne par exemple kii dafa comprendre nii kii comprendre ne la rek mooy indi réeroo suñu biir te on n'a pas le droit de ne pas être sur le même niveau de compréhension bon comme ni ko président waxee domaine public maritime dafa am yoon ay charte yu état teg noonu la ko état di jële jox ko ku ko neex mais aussi village traditionnel état mën na fi jël lu ko neex am lu mu ko def mais dafa am dañ ay règlement yu ñu ko sante mën nga jël kër Maam Ousmane nekk Ousmane kat sa kër gii dañ ko soxla dañ la exproprier mais na nekk pour njariñu ñëpp mais amuloo droit jël kër Maam Ousmane nga exproprier que fay ko ay milliards sax bu la neexee mais nga di ko jox Mbay Thiaw pour mu def ko ab école kër boppam tu n'as pas le droit utilité publique mooy tax nga exproprier dara si village traditionnel pour di ko jox utilité publique loolu mooy illa bi donc domaine public maritime il est vrai état mën na ko jël exploité ko parce que am na foofu état war a jaar daf koy déclassifier day ñëw nekk fii dañ fi soxla pour nangam kon léegi comme amul woon titre état mën na ko titrer bu koy titrer ne lu ñu koy doyee ñu ne boo dañ ko soxla pour def ko école pour Yoof d'accord dañ ko soxla pour def ko sapeur pompier pour Yoof d'accord dañ ko soxla pour def ko garage su tata yi pour Yoof d'accord mais dañ ko soxla pour jox ko Maam Ousmane mu def ko këram wala pour jox ko Patrick mu def ko ay kër di ko jaay c'est illégal donc ñun defuñu benn acte boo xamante ne bii alors dafa illégal ci lettre bi ñu def moom dafa def këyitam dem état jox ko ni ko am nga droit morcelé fii jaay ko
ñun am nañ droit bind état ne kii li nga ko jox du yoon parce que dafa am lu am si yoon nax buur mooy nax le juge wala nax procureur wala nax gouverneur wala nax préfet kooku escroquerie la à une décision de justice wala à une décision administrative te kooku dañ wax sax ni dañ ko waroon pénaliser parce que nax gouverneur ba mu bind la këyit mais kooku dafa waroon nekk comme kuy jaay yàmba moo gën a garaaw parce que gouverneur li mu lay bindal dafa engagé tout le monde donc boo ko naxee bu mu bindal la ko mais kooku dañ ko waroon pénaliser criminaliser voilà le problème ñoom noonu lañ def bi ñuy jox déclassification ñëpp xam ne ça doit faire l'objet d'un décret mais donc da nga jox président ne ko fii kat domaine public maritime la dañ ko war a def déclassé def ko titre foncier jox ko Seynou Sylla bon dëgg naa dafay def xaw ma école wala dafay def leneen mais bu la ko joxee Seynou Sylla jaar si suuf dagat ko di ko jaay c'est illégal waxoon naa leen ne am na ko def fii si ginnaaw bande verte bi terrain bii mécaniciens yi ne si booru Maysa Diagne mais dañ ko jël jox ko un ancien maire de Guédiawaye ñu dagat ka jox ko mu ne école la koy def mais mu dagat ko def koy kër jaay ko Yoff waxul mais pourquoi Yoff lu am du wax amul droit moom mu dëkk Pikine ñu jox ko terrain Yoff mu dagat kay parcelle di ko jaay mais kooku c'est illégal jogal nga ne buur kii dala nax li mu def du noonu boo ko defoon école d'accord boo ko defoon dispensaire d'accord mais daf ko def ay parcelle di ko jaay loolu nag moom la Patrick def ci terrain bii loolu mooy sur le plan administratif mais sur le plan éthique sur le plan coutumier sur le plan religion sur le plan yoofois mais ngor mayewul ñub jullukaay Ablaye Wade sax di ko daggat di ko jaay mais dafa yenul maanaa sax que Yoff gépp toog di seetaan mais kooku dafa ñaaw donc ñun jaar nañ fi ñu war a jaar am na baayam regroupé nañ suñu argument yépp pour bind kii de droit bind nañ directeur domaine ne que baay bi nga jox kii kat yaa ngi ko jox ci terrain boo xamante ne bii Yoff dafa am partie yu bari yoo xamante ni noonu la ko amee coutume Yoff bu ñu daan soxla place tel pour def fa nangam benn famille moo naan jëlal ma tool bële nga def ko fa mooy jullukaay bi mooy njëfuñ mooy faneen ak faneen ak faneen yooyu yëpp ay terrain famille la woon ñoo ko may waa Yoff donc may ñu ko waa Yoff pour Mame Ousmane def ko kër dañ ko may waa Yoff pour waa Yoff def ko site historique yëpp ñun dañ dem foofu sax après dinañ fexe yooyu yëpp ñu titre ko au nom de Yoff mooy jullukaay bi moo faneen ak faneen donc bu fekkente ne nag par exemple ñun demandé wuñu ko dañ mel ne ñun matuñu li ñu doon te buñ delee buur ñu ne ka lettre bii kat yaa jox waa ji bàyyi si terrain bii xam ne moo yoon jullukaay bi Yoff te sax si cosaan dégg naa Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam foofu la njëkkee ñëpp xam nañ ne foofu la njëkkee donc site bu mel noonu noo koy jeex ku mel ni Patrick mu daggat kay kër di jaay ma Paate ma Demba ma Jean Paul ma Paul ñu koy xool te bu loolu continuer sax leneen si kanam yëpp dañ ko fay jëlee boo leen jaayee ay terrain légalement mais leneen si kanam dafay jóge mbaar yooyu dafay jóge parce que ay immeuble la fa defoon si projet bi ba léegi mu def kay kër di ko jaay loolu moo tax ñu oo leen ñu ne comme les gens ne sont pas au même niveau d'information il faut que ñun ñoom ñu xam ne lii la ñun attaqué nañ ko administrativement pour casser la vente pour casser l'attribution moo tax dañu def une demande d'annulation d'un bail délivré sur un lieu de culte de la culture de Yoff loolu mooy suñu en-tête dañ demander état mu annuler bail bu mu jox Patrick si lieu boo xamante ne bii comme Tëngéen la comme Njëfuñ la comme Njëw comme terre Maam Njare Yoff ko moom te loolu patrimoine culturel la loolu mooy illa bi donc on n'a pas fait quelque chose de légal te defuñu quelque chose de subjectif dañ def quelque chose d'objectif loolu mooy problème bi donc histoire bi mooy loolu donc bu Yoff daggee loolu te si même par extraordinaire dañ ko waroon jox bail mais nañ ko jox 1000 mètres carrés yi rek est-ce que xool ngeen affaire bu baax jullukaay bi 1000 mètres carrés lañ joxoon Mamadou Diop def ko ab frigo moom mu exploité frigo bi ba daanu yéen ñu xam ngeen ne dañ raser la fa desoon ba ñu raser la fa des bu bëggee bàyyi mais bu waxtaan ak waa Yoff sax ñu may ko bàyyi si frigo bi comme exploité na ko ba daanu te 1000 mètres carrés rek la mais fa gaal round te ko jógee na fa jóg ña fa dëkk à côté nañ fa jóg tataay yi xam ne Yoff leen fa teg parce que Yoff mooy le maire moo waxoon Yoff dem leen fa tataay yi nañ fa jóg mais Yoff toog di xoole mais qu'est-ce que ça veut dire ñi xamee ne amuñu sax loo xamante ne li patrimoine bu mel nii la dañuy défendre seen alal ñun waa Yoff moo tax ñu oote bi administrativement mais il faut que ñu wax ñëpp ni leen dafa des benn phase parce que état boo ko dugalee lu mel nii da ngay wane ni li ngay def kat soxal na la mooy nga oote conférence de presse wala nga oote assemblée générale yow yëpp xam ni
ñi buur xam ni ñii kat li ñuy wax am nañ si Pastef fa am nañ si taxawaay kon naka état nangu jox leen faneen ñu jël li doole ko collectivité bi lii mooy lii tax ñu oote c'est illégal bu ñu xool rek ne am na acte il a un acte d'accord mais la procédure d'attribution d'un bail à quelqu'un dafa wax ni bu ma Ousmane yoree benn place mu nekk titre d'état mu defa bay gerte wala mu defa yar ay ginaar Mbaye Thiaw am projet de 50 milliards pour def fa immeuble R+50 l'État n'a pas le droit de lui donner le bail sur ce terrain qu'exploité Mame Ousmane bien que ñaari niveau yi bokkul parce que c'est un bien public ñëpp a si yem ñëpp a si bokk te le bail mooy état da lay louer li mu moom terrain bi Mbaye Thiaw si la bokk mais Mame Ousmane si la bokk Mame Ousmane si lay yar ay ginaaram amuloo droit jox ko te d'accordul na nga ko jox ndàmpaay mu déplace dem faneen alors état door ko jël jox ko kii mu exploité ko def si leneen loolu mooy le principe te am na ñu wax si Yoff ni dañ yaakaaroon ne waa Yoff ñoo ko jaay waa ji am ñu ne waa Yoff ñoo jàppale waa ji mais loolu ça nous importe peu que Yoff jàppale leen que mu am bail boo xam ne bii dañ ko jaayoon le bail est illégal c'est l'intérêt de Yoff sur le plan administratif mais sur le plan moral et éthique du ñu nangu ñëpp jullukaay bi ñu daan jullee comme ni ko Ousmane waxee ñun bi ñu nee xale ñun ñëpp fa lañ mën a laax sumli ba yaamati fa lañ mën a sabbis mara bika parce que bàyyi iliman moolu daan tari xale yëpp fa lañ ko mënee ñun suñu génération donc léegi bu ñu nangoo loolu ñu di ko def bu yeboo ñu démissionné lii daal mooy wax ji moo tax ñu oo mag ñi ak frères yi ñëpp ñëw taxaw ak jàmbur yi te on a l'aval de l'imam des deux imams imam Layène ak imam Yoff pour ñu jàppale ñu si lii daal mooy wax ji ku si am question booy posé président le maire aussi on l'a saisi parce que la lettre bi ñu ko defee oui bi ñu defee lettre bi pièce jointe yi dañ si def état de droit réel bi mu am moom Patrick te hypothèque naka sax dégg na dinañ ëgsi si affaire parce que Maodo di leen wax fi ñu jaar ba hypothèque bi gën a leer bon plan de situation bi titre foncier bi ko sasoon mooy titre foncier ñoom Mbaye Thiaw ak foofu moo dem ba école 2 titre foncier boobu foofu la yem parce que dafa bàyyi woon li ci des mu nekk une ligne droite muy demee public maritime bi donc bu ñu ko désaffecté dañu war a oo Yoff ne leen yéen kat li ngeen bàyyi woon pour def ko place publique wala ay mbaar ñu ngi ko bëgg a jël dox kat école wala ñu ngi ko bëgg a jël def ko nangam Yoff joxe son avis c'est ça la procédure légale bi état waroon def mais ñoom dañ nax état nag mën nañ ko nax mais boo ko naxee aussi bu dellusee bu xam ne dañ ko nax mu kaase li ñu ko naxee ñun nag loolu lañ topp defuñu dara bëgguñu ko xeexuñu dara mais si yoon lañ jaar te état day def li ñu bëgg parce que def ñaanuñu la ko lu impossible ñaanu la ko lu dul yoon li ñu ko wax mooy lii nga def d'accord ñu si te ñoo ko moom kii nga jox bàyyi warloo ko jox bàyyi si suñu terrain état xam ne dëgg lañu wax mu dindi ko waaw je pense que daal loolu laa. asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo di balu àq yëkkati kàddu si mbir mu nga xam ne mii comme ni ko ñi jiitu waxee lu war a ñor dëkk bépp la ndax foofu jullukaay boobu mu newoon ñun ñii ñëpp julli nañu fa te ndëkk wax dëgg yàlla am na lu nga xam ne di ko seetaan ba muy rëcc Yoff gàcce lay doon si ñun parce que nag ay Yoff waa lañu te war nañu taxaw wane suñu pas-pas ba ñëpp xam ne ñii lii leen yëkkati ñor na leen ñi ngi jiitu wax nañu fi ñu jaar ñun li ñu siy dolli rek moo di ne bëgg nañu bés bi nga xam ne si la ñuy oote pour que nit ñi ñëw ñuy def seen daje boobu samedi incha allah ñëpp teew fa en face frigo foofu lañ koy defee bu ko defee ñu yor nguur gi mën a yëg ne Yoff li ñuy xëccu ñor na leen bu ko defee loolu jàll si média yëpp ñëpp yëgandoo ko ndax dëkk bu toll ni Yoff wax dëgg yàlla am na la nga xam ne illa boo nga xam ne bii ñi sa kaw ñi yor état bi war nañ ko jox ko moo di ne comme ni maam Maodo waxee léegi foofu bu ñu ko laata woon joxe war nañ def ay enquête mu jaar si biir dëkk bi bu boobaa bon du ñu def erreur bu mel ni bi ñuy def xaj na waa ji nax na leen loolu mën nañ ko nangu mais bu fekkonte ne def nañu enquête bi jaar si biir dëkk bi
laaj nit ñi dinañ leen wax loo foofu ne foofu jullukaay bi Yoff la ma sa doon place bi Yoff la ba nga xam ne bii dañ fa doon daje dañu fay daje ba léegi am na seen affaire yi nga xam ne foofu lañ ko bàyyi lu mel ni gaal ak rawante geex yu si noonu bu ma amee benn nit ba nga xam ne bii cosaanoowul si dëkk bi bëgg a ñëw ku ñetti ko suñuy loxo loolu duñ ko seetaan il faut que ñun ñëpp ñu jog bu ñu jógee fii daal ku dem sa campus wala sa place ba mbaaram géej nga wax ka fa ba xam ne bu samedi ñëpp dinañu mobiliser wu ñëw teew ñu xam ne Yoff li muy xëccu lii la comme ni ko am na ku ma jiitu woon si kanam waxee am na ñi nga xam ne ñi ay yàqkat lañ dëkk bi am na ñuy defar gaa mais am na ñuy yàq ñoo ñuy yàq nag bu mbooloo mi àndee taxaw wax dëgg yàlla dinañu ndigam am nañu dara lu ñuy rus si seen bët ak seen diggante ak nit ñi danañu daw danañu fa jóge parce que man dégg naa benn waay ba nga xam ne bi fii mu ngi yor ndomb ak tànk di wax ne Patrick doomam la ñooñu ñoo ko taxaw ñun bi ñu fi newee Fray Yoff amoon nañu fi benn sortie bu ñu fa masoon def si foofu ñañu fa fekkoon fii lañ dëkk si dëkk bi ji jëm no dañuy jàppale waay yi loolu nag du dëgg di yoon lu ko waral mooy li waay ji ay weccit yi mu leen di jox rek waay ji weccit yooyu mu leen di jox moo tax ñu mën a taxaw jàmbu Yoff di wax ne waa ji moo ko moom ma waa ji moomul dara il faut que mu leer si bopp ñëpp bu ñu nangoo ñàkk fayda boo xam ne gi ñëpp suñuy morom yëpp dañ koy xeebe mooy dëkk yi ñu wër moo di ne nañ taxaw xoole ba frigo bi ñu ñàkk ka bu boobaa bu ñu tasee suñuy morom lu leen neex ñu wax ñu ko maa ngi leen di gërëm 10 heures incha allahu rabbi ñu ñëpp ñu daje sa place frigo ba daal di fa taxaw nag wax suñu soxla àdduna gépp dégganu waaye suñ laa commencé débat bi foofu ñu dugal leen tuuti si taarix ngir frigo bi Yoff mu nga daan jullee fii jullukaay bi nekk tey foofu lañ daan jullee waaye ba peste bi ñëwee 1914 ba dëkk yëpp yéeg benn dëkk dellu si wul Ndinaar rek a dellu si muy 1915 si la waa Yoff jël jullukaay bi di fi julli ba bi ñu defee jumaay ji ñu di fi julli ba bi ñu baaree na Yoff du ñu jéggeeti jëm si fii si biir dëkk bi si la xonq boppay jóg may nu foofu mag ñi ne nañu fa def terrain football bi def fa jullukaay bi loolu mooy illa ji daroobe yi baleen maaxa daroobe yi may ñu foofu ñu def fa jullukaay bi kon tey loolu ku am 80 ans jullukaay bi nga xam kon bu ñu toogee tey ba benn waay jóge fule ñëw na da koy jël te waaye Yoff di xool dama ne mbéjam kanam nag borom a kaa fayul boppam lii daal sunu mbir la nañu si jox xeex ka luñ si fekk ñu si mais duñ ko bàyyi kenn kon nag defe naa débat bi dañ koy nuyu ñëpp di baal wax mbiru frigo bi daf fi yàgg bi ñu si dalee wax ak léegi ëpp na fukki at li bàyyi lu wax am na ñoo xamante ne dañuy jàppale waa ji ay lettres moom def nañu ko ba tàyyi depuis temps yi Ablaye Wade ñu ngi siy wax waaye fi mu toll nii nag yaakaar naa jóg dafa jot ndaxte ni ko Mame Ousmane waxee foofu DPM la benn ñi ko moom mooy famille yu ñoom Maam Maodo mi titré nañu côté bii c'est le titre 10 830 côté bii li tax ci titré ñu fii DPM la woon ñoom ñoo ko moom DPM la titré nañu fi nga xamante ne fa la DPM bi jëm kaw alors foofu comme ni ko ñuy waxee ñu jox ko waa Yoff pour ñu fay julli fii man maa fi mag jullee naa fa yàgg naa fa jullee nañu fa alors frigo bi ba mu fa amee Yoff moo autorisé ñu am foofu
waa ji def na moom mooy le deuxième acquéreur am na ko jëkkoon a jënd moom sax contrat am defuñu ci vente ah mu dem ba la fa newoon yëpp yàqu même 1000 mètres carrés yooyu ba kii di wax amul ci droit amul droit à rien du tout ci terrain bi parce que bu ci amoon droit alors dana demander lépp ñu jox ko mais amul droit ci lenn alors léegi wax naa ne yàgg nañu ci wax léegi ab taxawaay moom la laaj bind nañu ñi waroon a jot yëpp Maodo leeral nañ ñi waroon a jot yëpp ah Mame Ousmane leeral na ko kii def baay bi kii ko chefu kooko kaka chefu ñoo ñëpp jot nañu lettre bi li si ne mooy nañu annuler baay bi jox ko waa Yoff lettre bi ñu mujj bind bi ñu bindoon sa jamono yooya bi may wax de c'était en 2011 dañu ne su bàyyi naree am sax nañu ko def pour la collectivité à plus forte raison comme ni commencement waxee amuñu droit sax titre ko waaw léegi ab taxawaay la laaj parce que wax nañu bind nañu lu ne def nañu ko te gis nañu fii ci télévision yi dëkk yi taxaw ci seeni problème état bi dellu gannaaw ñun nag dañu xaw a diplomatique xaw ma diplomatie la xaw ma lan la ah c'est pas normal ñu bàyyi ñu ñuy piétiner à chaque fois aéroport baa ngi nii gis ngeen ni mu mel ah partout c'est comme ça donc on n'a pas le droit alors bàyyi situation yi muy continuer comme ça surtout fii moom déjà comme ni ko gars yi wax symbole la boo xamante ne bu ñu ko bàyyee mu dem rek xalaat naa ne dina am ay scandale fii ci dëkk bi parce que c'est un symbole boo xamante ne alors dafa am baatin il faut pas que ñu koy bàyyi mu dem te c'est pour Yoff man mi amuma ci droit Ma Ousmane mi amu ci droit keneen amu ci droit pour Yoff la alalu Yoff la te bu ñu bàyyee koo xamante ne dëkkul Yoff bu dëkkoon Yoff sax il n'a pas le droit on n'a pas le droit bàyyi kook moom parce que alalu dëkk bi la c'est comme jumaa ji kenn mënu ko moom Yoff ko moom jullukaay bee kenn mënu ko moom Yoff ko moom fii nag lu fi Yoff di bëgg a def bu boobaa mu def ko fa li ci war daal mooy ab taxawaay moom ci war il faut ñu taxaw opposé si même su fekkoonte ne dañu ko defar un titre foncier il faut ñu opposé si parce que ce n'est pas normal ñu koy bàyyi alors comme ça c'est pas normal encore une fois am na ñu koy jàppale c'est pas notre problème ce n'est pas notre problème li ñu préoccupé daal mooy foofa nañu ko delloo waa Yoff ñoo ko moom man bu doon tata yi fa ne sax waruñu foon a jóg taxaw foofu ba ñun taxaw ne ñii duñu fi jóg alors donc loolu daal moom la ñuy lancer appel à tout le monde fii ñi fi teew Yoff la du Yoff alors ku nekk am na ci quartier boo dëkk ku dem tam na ko jottali samedi na fa ñëpp daje c'est pas la première fois ñu daje woon nañu fa une fois jege ci Mbari Mbengeen am na ñu ko fekkee dem foofu def fa un point de presse ñu convoqué ñu pour intimider ñu mais ça n'a pas passé bii nag ay intimidation yooyu yëpp on s'en fout c'est pas notre problème te nag lu ci mënta am on va poursuivre jusqu'à am satisfaction bu samedi lay commencer mais ça ne va pas se terminer samedi tant que lâché wuñu alors on va pas laisser loolu daal moom laa gis parce que dafa yàgg ça fait plus de 10 ans on en parle bon nag y en a assez
loolu daal moom laa dafa am si rek doon ngeen baal ma. lu ma bëgg kii boo xamee Bamar Samb bu Ngor fa bari nañu ko xam fii dafa am lu ma yónnee ma bëgg leen ko liiral ngeen dégg ko gouverneur Faidherbe moo ko bindoon pour ñu xam lébu yi ñooy ñan Faidherbe dafa wax ne population Sénégal yi nga xam ne ñoom France ñoo leen ilif am na ci xeet woo xam ne du nangu ba abadan ñu ilif ka te moom Faidherbe mu ne gis na ne xeet woowu xaw nañoo tasaaroo ci Sénégal mu ne ngoon nag dafay war ñoom tubaab yi fi nekk colonisateurs yi ñu fexe ba xeet woowu ñu tàq leen diviser leen pour mën leen a noot bu ñu leen diviser jaxase leen ak yeneen i xeet yi xam ne ñoo gën a nangu bu baax ñoom tubaab bi nañu am li ñu bëgg mu ne dañ ko laaj xeet woo moo ñan mu ne bés bu lébu yi dajaloo képp ku fi tubaab bu leen coloniser dinañ ko balayee mu sànni ko sa géej loolu Faidherbe moo ko waxoon moom it di tubaab bu mënee xool sunuy maam ba gis loolu ci ñoom ñun tam ñu war a xool sunuy maam ba fàttaliku loolu taxaw lu mel noonu. waaleykum wa loolu laa la rahmatulah ci wa bëggoon barakatuh. Man ngaa su may wax du si gudd parce que ñun ñoo ne si gaal ak rawante gi convoqué nañu das coach ànd ak kii c'était la seule personne on a visité tout le monde moom moo fa ñëw baa nu demee Moussa Sile dafa saaga na moom te dafa magi ñun ñoo répondre woon li ñu répondre c'est très clair Patrick Sy boppam nous a montré un bail qui a été signé par le président de la République moo nu ko wan en 2007 parce que le bail le président le premier ministre en ces temps amul droit signé ko qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'il a fait di mooy mësatal Yoff di leen mësatal leen dal de 2007 mu andi bail boo xam ne c'est signé par le gouverneur donc li mu wax dëgg la am na doole fii baa nu demee maintenant kii moo ñëw fekk moom defoon na yëpp ba def demande boo xamee ne c'était toujours pour obstruer les bails yàlla def nag négligence moo fi am il faut ñu reconnaître loolu Ngagne Ndiaye baa mu waxee loolu ak léegi c'est des années léegi nag ñu taxaw un Patrick comment dirais-je Cheikh Tidiane Maurice Camara dëkk fu mu dëkk Rebeuss fii Guinée c'est un Yamadou ñëw bu juddoo bu amee kayit Sénégal lu mu ko amee d'accord nañu mën na doon Sénégal comme tout le monde mais nag lii xamee ne patrimoine nu lébu la ñu moomal ko ñu boppa dama ne mu ñëw rek ñu jël kat suñu noonu dem mais c'est très facile trop même lan moo nu war ñun ñu taxaw wan état bi ne lii ñoo xam moom bëggunu mu am fi bëggunu na dañ c'est ça la réalité ay autorité ñoo fi ne réew mi dafa am ñu ko jiital ñu ko jiite ñiy jiite réew mi ak ñoom ñëpp luñ mën a wax ci àddina ñooy sunuy ñun ñoo leen fal donc ñun lañu ñoo doon bokk réew mi li ñu war a def lan la xoolaat ndax lii war na mën a am ou pas man contribution rek laay joxe léegi bu nuy def dara lu mu mën a doon na waa Yoff yëpp génn c'est ça la réalité c'est ñun duñ demee xeex xalaatu nu yooyu sax mais nanu taxaw fagaru ñu xam ne ñii sës nañu parce que dafa yomba trop ñun booy def demande bàyyi sax pour kër sax da ngay am problème ñu bëgg a joxe ay 15 parcelles donc mais loolu du xalaat ñun de convoqué woon na lu ñun Yoff nu dénk de bi yeneen dénk gaal yi rawante Yoff yi lu am solo la am na lu ko lal nag lii lal gaal ak rawante gi nañ ko yeesalaat
pour ëllëg ngeen baal ma gars yi waaye di leen sant di wax tuuti si affaire yi problème Yoff parce que ñu newoon nañ ci fere Yoff gis nga président maam Ousmane buy wax fële si jullu fële si Laayeen bi ñuy àndax ba Elimane Thiaw booba yàgg na gis nga foofu bi ñu fay dem man maa tinga ñoo jiit foofu sa place ba maa tinga mel na bi ñu demee gardien ba lañ fa fekk mu def fa mbaaru seng ñoo ne ko yaa ne fii mun a waaw na fi jóg mun a samay bagage fa laa koy def ñoo ko doon jàppale ñu doo ko siège bi entre temps bi ñu koy dugal ci siège bi la gars yi ñëw ñu daaneel mbaaram seng mi si la gars yi ñëwee ñu commencé gars yi commencé woon seen i bordure yooyu pour defar tali gars yi ñëw massacré yaa fa la woon yëpp yàq foofu yëpp bi ñu ko yàqee ba pare après la ñu daw ñoom message daal di jóge si xalifa bi mu ñëw ne ñu bu fekkoon tamit bakkan dafay rot man suma bakkan moo fi jëkko rot nañ ko fekk këram fa lañ fekk këram mun a problème yëpp dina ko réglé si la ko réglé moo jamono boobu kii moo fi ne Abdou Diouf si la ko réglé ba affaire yi sorti mais gis nga Yoff boo koy xoolaat ñu dëkk lébu yi ñoo si gën a arrière man xamul lu tax parce que Yoff dafa mel ni ay jàngkat amuñu fi Yoff mësu ñoo kaas benn problème fii wala ñu oo média bi wala lii mësul am si Yoff Abdoulaye Wade ba muy doo toog fii dana woon ne lébu yi amuñu fi dara te naa am ko waxee noonu la ko defee suñu teer ba moo ko joxe te kenn ñema ñu la wax si Yoff pour lan ba foire baa ngi xool ni ñu ko def léegi kenn ñema ñu la wax mais waa Yoff man xamade xet jàngul xaw ma qu'est-ce qu'il y a Yoff daal man jaaxal nañ ma fii noonu lañ nga nangoo tamit autoroute bi foofu yëpp jël nañ ko gis ngeen mais nañu oo média bi ñu ñëw frigo Yoff yëpp génn ñu ñëw gis nga état bi fu mu nekk nii ñun waa Yoff laa wax ñun état bi lu ci bëgg woon dañ kaa madame parce que état bi xam na ne Yoff gii lu mu am léegi maam Ousmane wax Yoff moo ko may Yoff état bi xam nañ leen de mais dem nañu ba état bi xam ne waa Yoff dañu kaas dara ñu mësu ñëw oo média bi ne Yoff lii moo ñu na xay wala lii pour lan ku nekkee jaay sama waroon na man nii laa mel wala nii laa mel avec ça dëkk bi di normal mukk tamaa leen ko wax fii gis nga tant que ñu fi toog ku nekk la na nii la yàqkat yaa ngi fi di xam nañ leen mais nañ leen weeje télévision bi wala ñu weeje leen Yoff képp xam ne ñu ñoo yàqkat yi waaye fi la ñoo nekk rek di wax rek sama contribution laaj lay doon d'abord ak peut-être sans prétention suggestion bu may def ñi woote d'abord di leen remercier parce que wax ji leer na nañ je pense que ne ku ko yëgul woon nit leer na ne intérêt Yoff moo tax woote bi te loolu defe naa du kenn ku koy bañ Yoff waa buñ ci woo dafay taxaw ñëw xeex ko parce que lu fi maam bàyyi woon la donc duñ nangu suba xale yi ne bàyyi yàq na ko donc loolu c'est clair maintenant laaj bi mooy que ne par rapport ak lutte bi ngeen def personnellement man je vous fais confiance di ngeen wax nii wax dëgg yàlla sama xel dal na damay jàpp ne ñii lu ñuy wax lu ñu xam la lu ñu maîtriser la donc par rapport à côté administratif bi li leen war ñu ngi koy def maintenant combat la et puis dañu toll ci jamono bu nga xam ne porte presse moo am maanaam ku la gën a rey ngeen baal ma wax ji wodduwul ku la gën a rey làmmañ la ñuy déglu par rapport à ça maintenant yéen pour externaliser combat bi yan disposition ngeen jël parce que c'est bien beau ñun waa Yoff ñu ñëw taxaw daja fa mais bon ça reste entre nous Yoffois kan moo koy dégg ban effet lay am par rapport au gouvernement donc loolu laaj la suggestion bi mooy que ne de par le constat que j'ai fait mooy que ne coutume Yoff elle est gérontocrate maanaam mag ñee ko yor elle est gérontocrate parce que ki gën a tuuti ci ndombu tànk Yoff frère la te il a 60 ans amatul kantan benn bi te pour des combats pareils il faut des jeunes pour le mener du sama doyen sama président Ngagne Ndiaye mooy taxaw foofu di xeex on a besoin de l'apport des jeunes et pour ce faire à mon avis il faut que vraiment ngeen xoolaat c'est peut-être trop prétentieux de ma part wax naa ko léegi ngeen xoolaat mode de gestion bi ñuy defee la coutume yoffoise parce que nit ki pour mu sawar ci mbir dafay fekk mu yëg ne boole nañ ko ci mbir mi par exemple s'il y avait constamment ay restitution colonel wax na ko léegi peut-être am na yeneen yu xam mais moi je suis désolé problème mu frigo bi grand sana moo ma ci defoon briefing ak Mame Maodo xaw ma ci dara est-ce que tey le mardi on a le temps nécessaire pour mobiliser comme il se devait la jeunesse parce que pour man c'est un combat des jeunes du pour président Ngagne Ndiaye comme ni mu ko waxee macha allah yàlla na fi yàgg trop mais amatul lu muy xëccoo am na lu mu def na dundam terrain boobu bu ñu koy xëccoo c'est pour les générations futures encore une fois est-ce que yéen xalaat ngeen vraiment pour mode de gestion coutume Yoff boole ci la jeunesse qu'il y ait des séances de restitution ba
xale yi du ñu toog rek ñu ñëw ne suñ doole lañ soxla jóg leen ngeen baal ma ñëwaat. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di leen balwaax te di leen balaax bon ñu am ñaari question rek yu ñu bëggoon poser parce que sànq dañu dégg ñu joxe fi benn date muy samedi à 10h pour ñu def conférence de presse en face frigo mais yaakaar naa ne kuy def conférence de presse war nga xool nan ngay fexe ba mobiliser nit ñi donc foofu li ma doon demander rek yan moyen de communication lan mën a teg pour sensibiliser Yoff gépp ba ku ne mën a gis sa bopp ci mbir mi ba ñëw présent parce que état bu fekkee ne dañuy xeex nii rek bind kayit naam wax ngeen ko day des mais nan la ñuy fexee ba mobiliser nit ñi parce que lii li ma gis fii lu fi ne yaakaar naa yëngulul état donc maa ngi demandé foofu yan moyen la ñuy teg pour mën a sensibiliser nit ñi. deuxième question bi mooy dama dégg sànq El Hadj Nguène Ndiaye wax ko ça fait 10 ans ñu ngi xeex affaire bi mais gis nañ ne résultat amul donc yan plan d'action la ñuy teg pour mën a xeex ak état bi ba mu delloon mbir mi donc loolu rek laa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant damay leeral tuuti rek parce que dañu laal sama secteur tata yi li tax ñu tata yi dañ leen génn waruñu yoppar woon seetaan ñu génn leen mais ñun tata yi jóguñu jóg rek génn frigo Patrick bi ñuy wut terminus Yoff dañ dem ci Adama Diop bi ma waxee ak Modou Mbaye mu ni ma léegi yow yaa dëkk Yoff yaa ak Moussa Ndiaye ci GIE bi léegi loolu teg naa ko seen loxo biñ demee ba yàllu Adama Diop ba la ñuy def daral bañ demee foofu Adama Diop ni ñu léegi yéen samay mag ngeen lu ngeen bëgg ci man duma leen ko xañ di ngeen ko am léegi dama bëgg ngeen may ma fekk 2 jours ma waxtaan ak Assane après ngeen ñëw bon yàlla def bañ demee ñu dem Moussa Ndiaye waxtaan ak Maguette Samba mu ni ñu bu fekkente ni fii arrangé na leen ma wax Patrick mu abal leen ko bon noonu la frigo bi noonu lañ fa duggee ñu ñëw Patrick ni ñu amul problème dem leen gaare oto yi amul problème bon boobu wax dëgg yàlla daf ñu abaloon mais jamonoy dox ba am lu ñu seq ak moom li ñu seq ak moom di affaire u xaalis ñuy dem ak moom di dem ak ñoom ba tey problème am tiraillement ci diggante boobu loolu moo waral suñu génn frigo mu xëy yóbbu ñu Descotch ba ñu génnee mu jox Modou Mbaye délai 45 jours 45 jours yi mat Modou Mbaye ni ko comme que da ñuy génne ñun tamit dañ fi investir woon fii frigo li fi ne yëpp ñun ñoo ko fi def suñu xaalis lañ fi def ba loolu ca biti foofu kees ya nekkoon loolu fa ne dañu génne xaalis joxe ko léegi mu bind facture am ni léegi buñ ko delloo lii mu génne ay otaam ñu seet fu ñu ko taxawal léegi boo ñu defee loolu Descotch ñëw daal di ni ñu léegi oto yi waxoon nañ leen na génn bu mu fi fanaan Modou Mbaye woo ma wax bàyyi fi li moor oo ko ñu wax bàyyi fi li ni moom léegi il n'est pas question 66 bi rek di génn ñoom ñu di fa des parce que ba ñu fële xatee ñun ñoo leen waxoon ni leen kay leen fii xaj nañ fi oto yëpp xaj nañ fii ci frigo bi pourquoi pas donc moom mu ni du seetaan mukk ñun Patrick di ñu piétiner moom muy gaaree otam foofu du ko def daal moo ñu jëkk génn sax moom bàyyi fi li mi moo jëkk génne otam ni loolu du ko def mukk day génn loolu laa doon leeral loolu moo waraloon ñu génn parce que Modou Mbaye ni moom du fa toog ba gendarmerie di ko génne comme que noonu la demee Patrick yóbbu nañ Descotch ba gendarmerie jox ñu délai ba jot ñu ni da ngeen di génne oto yi loolu rek laa doon leeral président ni moo waraloon génne tata yi ñu dem fële. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam maa ngi tudd Alioune Thiaw ñëw fi si turu zone 6 Yoff bi ñu invité dañu waxoon nañu avant première la waa Fray Yoff ak waa Yoff di def pour frigo bi et pour man warul nekk débat avant première dañuy oo ñi nga xamante ne newuñu fi donc ñu ngi profité si
télévision bi di oo ñun waa zone 6 di oo suñuy morom parce que président zone 6 premier vice président mu ngi toog secrétaire général mu ngi toog waa zone 6 yëpp a ngi toog donc ñu ngi oo képp kuy jeune si Yoff bokk zone 6 bokk si ASC ñu ngi lay oo si oote waa Yoff bi samedi 10 heures si frigo incha allah ñun nangu nañ nekk seen ndaw nekk seen doole taxaw te ñu si oowaale tamit jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñëpp ñu oo tax parce que taxawaay bi lañ soxlaa mbooloo mi lañ soxlaa bés boobu donc ñun waa zone 6 ñu ngi oo vraiment xale yi Yoff yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ngeen baal ma wax. man damay def benn proposition rek parce que defe naa ne am na dama dégg sànq benn mag bu wax mu ne mosul dégg Yoff conférence de presse amoon na ay mag ñu fi newoon daan nañ leen gis amoon nañ voix yu ndaa jaar boo xoolee à l'époque da nga doon dégg rek benn coow bi fi am nga dégg lu ne ñaar jóg nañ rek la ko yàlla tamit may nañu koo xamante ne ministre la si dëkk bi Fara Yoff mu ngi fi ñi fi toog demandé leen ko tamit audience mu gisal leen ministre de finance ngeen demandé audience mais man ma comprendre ne bind nañ ministre kii bind nañ kii parce que bind soo bind tamit ñoom duñ ko considéré mais war ngeen mën a demander audience ñoom ñu recevoir leen ngeen taxaw wax problème Yoff man conseil boobu laay joxe wasalaam. maa ngi tudd Mbaar Seen Ndoy di wax ci turu zone 6 bëggoon na wax ci situation bi nga xamante ne rek moo présenté wu di commencer par suñu communication par rapport ak situation bi ñu soigné ko pour ne pas que li daloon Ngor Dar ji dem di xëccoo àll wakaam naan àll wakaam la ñoo xëccoo mooy perte nga d'avance parce que bu ñu naan frigo il faut ñu bàyyi d'abord di wax frigo nañu wax jullukaayam Yoff parce que frigo bu ñu koy xëccoo perte rek dañu ñàkk il faut que ça soit clair xëccoo ñu frigo jullukaayam Yoff lañ bëgg a récupérer kenn du xëccoo loo moom mooy d'abord laneen lii que l'on reconnaisse que ne daf ñu rawee lu bari en ce sens que ne mën na génnee tey jii nii tataay ña fa newoon génne na leen te bu ñu toogee il n'a pas besoin di ñëw ci site bi pour morceler jaay ko comme dañuy dem nag ci combat il faut ñu dérouler ay stratégie bokk na ci stratégie bi jiitu comme ni ñu ko waxee administrativement taxaw nañ mais nañu xool ñan nu ñu gën a taxawee mooy Yoff tey de am na ay doom yoo xam ne xarañ nañ ci côté yooyu nañu dem seeti ñooñu pour ne pas que ñu nekk fii di wax rek mu jaay site bi te yëguñu ne jaay na ko donc foofu la ñu war a commencer laneen li du ma ci dellu sa mooy comme ni ko Aline waxee nii mooy appel boobu xamante ne moom la ñuy lancer parce que il faut Yoff teew bu dee nii rek nous faisons tout droit au mur parce que oote bu mel nii bu ñu ko ootee tey jii nii amuñu un représentant officiel de la commune de Yoff on nous dit que ne waroon non nañ ñu envoyé kenn mu ñëw ñu xam ne kii nii kat il représente le maire te surtout ñu waxtaan parce que bu ñu xoolee par rapport ak li nga xamante ne wax nañ ko am na foo xamante nañ fa am ay divergences tout à l'heure suñu papa ji wax na ko par rapport ak li ñu lié woon ak Patrick donc nañu jéem a maîtriser tenaay pour mën a dugg ci biir pour ne pas que Yoff di am défaite devant qui que ce soit léegi waa Yoff yooyu di yàq ñoom tant pis pour ñoom seen poste moo leen jóg tax a jóg tant pis pour ñoom mais néanmoins ñun nañu nekk mbooloo taxawal Yoff pour comme tout à l'heure ni ko ki doon waxee génération future yi man si jariñu laneen li ñuy lancer rek mooy comme jamono fi mu toll nii lii nii site bi bañ fa doon julli peut-être que boobu Patrick sax juddoogul tout à l'heure Papa nga jaay wax na ko moom mooy deuxième acquéreur ba ana premier acquéreur ba peut-être gisuñu ko donc comment s'est-il fait mu xëy moom ka approprié wu ko moom ka donc am na foo xamante ne fii ña ñu dénkoon Yoff ci benn instant bàyyi nañ seen loxo yu mel nii waratuñoo dal ab dëkk du xëccoo ak nit bëgg ñàkk ñu baal ma wasalaam